Ousmane lu mu leen di expliquer si buongiorno avvocato Ousmane, come stai? No, bene. Sì. Allora, per l'immigrazione c'è tante cose da fare per noi. Am na loo xam te lu bari ñun fii nii ñun dañ siy liggéey si immigration moom Ousmane dina leen expliquer ku ñu bëgg a jot ku bëgg a ñëw fii lan la immigré bi soxla Ousmane dina expliquer lépp lu waay soxla rek na nga ñëw fii ti spiego come noi lavoriamo per l'immigrazione. Noi qui abbiamo un ufficio di immigrazione che facciamo tutte le pratiche per gli stranieri, dal ricongiungimento familiare alla legalizzazione dei documenti, al permesso di soggiorno, qualsiasi problema con il permesso di soggiorno, per il loro rinnovo, per la conversione, per prendere la carta. Abbiamo iniziato anche corsi di lingua per gli stranieri con un insegnante che parla italiano, anche inglese e francese, per avere la 2 per la carta di soggiorno. Facciamo le domande di cittadinanza, le domande di tutti i bonus che ci sono attualmente, ma anche la parte fiscale la seguiamo con il 730 e la disoccupazione. Inoltre la domanda di cittadinanza, se ci sono problemi con la domanda di cittadinanza, oltre che fare la domanda, risolviamo i problemi, facciamo il sollecito e possiamo seguire tutta la procedura. Oltre a questo, naturalmente, c'è anche l'assistenza legale nel civile e penale. Se avete problemi con il vostro datore di lavoro, avete problemi con la casa, che dovete, ad esempio, se c'è uno sfratto, seguiamo anche queste cause qui e seguiamo anche le cause penali. Se quindi ci sono delle denunce, tutte queste situazioni qui, possiamo seguire anche quelle con le procedure. Ok. waaw léegi ñun ñëpp ñoo ko déggandoo parce que ñun dañu nekk assistance boo xamante ni fii aussi tamit képp koo xamante ni da nga am problème si sa cadre liggéey jafe-jafe wala nga am problème ak li nga xamante ni mooy pénal wala dara ñun fii dinañ la assister taxawu la boole la ak taxawu la si yoonu justice ba nga xamante ni sa àq ak sa yelleef di nga ko jot. ba pare aussi tamit fii ñi ngi préparé am nañ fa ay professeurs yoo xamante ne pour boo bëggee def test A2 bi pour carte séjour na boo ñëwee fii ñun danañ la si taxaw assister la ba nga xamante ni di nga mën a def sa carte séjour na nu mu waree tranquillement sans problème kon ñu aussi tamit bu fekkente ni da nga war a dugal regroupement familial wala citadina wala lépp loo mën a def rek loo mën wala désoccupation boo ko bëggee dugal bëgg a jaar si kaa fi aussi tamit mën nga ñëw si ñun dinañ la assister dugalal la sa désoccupato ba nga xamante ni aussi tamit mooy war nga mën a jot sa àq ak sa yelleef si mbir mi. beneen bi si des aussi tamit may rappeler rek ne ko aussi tamit ku bëgg a ubbi partie IVA aussi tamit nga bëgg a ubbi partie IVA boo xamante ni da nga war a liggéeyal sa bopp wala loo xamante ni pour sa mbiru bopp nga bëgg a demal sa bopp ñun fii boo ñëwee am nañ fi ay commercialiste parce que moom avocat la assistance bi moo lay taxaw am na commercialiste bi fii am nañu lépp li nga xamante ni moom la immigré bi di daw di wuti feneen fii ni boo ñëwee fi jaar si Mouhamadou Moustapha ak ñi nga xamante ni ñoom lay liggéeyal si wàllu immigration danañ la taxaw ba sa jafe-jafe yépp ñu taxaw la si ñun nag dañ fi nekk lépp li nga xamante ni ñun suñu wàll taxawaay man sama taxawaay mooy taxaw di nga xamante ni mooy immigré bi mu bañ a am benn jafe-jafe te di ñaan aussi tamit suñu autorités yi nga xamante ni ñoo nekk Sénégal ak suñu député diaspora bi nañu bàyyi xel li nga xamante ni mooy diaspora bi dafa am solo trop ñu bàyyi ñu xel gën a yokk nag lépp li nga xamante ni tey c'est bien beau gis nañu tey vraiment ñi ngi remercier suñu gouvernement mi nga xamante ne yónnee nañ fi délégation spéciale pour nga xamante ni dañuy ñëw pour jàppale ndaw ñi ak ñi nga xamante ni 18 ans ba 40 ans pour ñu réaliser seeni projet kon ñu ngi siy remercier suñu gouvernement ba pare aussi di leen ñaax tamit ñu encadrer affaire bi ba nga xamante ni lépp loo xamante ni diaspora bi soxla nañu ko ñu jàppale leen si tey jii loolu la ñu indi woon si loo xamante ne mooy information boo xamante ni mi ngi jàll ñu bàyyi si xel képp koo xamante ni nag am nga si lu leer wala nga bëgg si dara mën nga ma woo si 351 613 03 30 ak foo mën a nekk nag si Italia fépp foo mën a nekk si Lombardia si Italia foo mën a nekk bu fekkente ni am nga disponibilité ñëw fii Bergamo si suñu office bi
ak sumay collaborateurs yi nga xamante ni ñoom laa nekkal ñun man dinaa la engagé assister la ñoom it ñu taxawu la ba nga xamante ni lépp muy jafe-jafe incha allah si kàttanu yàlla sa di nga si am benn satisfaction boo xamante ni di nga bëgg di nga kontaan kon ñu ngi leen di remercier de tout cœur si suñu page seen xarit seen soppe Mouhamadou Moustapha Bergamo. asalaamaaleykum mes frères mes amis maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp képp koo xamante ne nekk na si diaspora bi rek ñu ngi lay nuyu di la ziar di la bàyyi xel bu baax a baax ñëw pour rek def benn information boo xamante ni yaakaar naa pour les immigrés yaakaar naa information bi xëy na ñu bari dañ koo déggagul moo taxoon ñu ne nañ leen ko woo informer leen kenn ku nekk xam ni carrément que ni DER bi nga xamante ni mooy état bu Sénégal mi ngi def pour l'entrepreneuriat rapide bi nga xamante ni projet pour wàllu ndaw ñi ni mu ko di comme ni mu ko diggee Sénégal rek projet boobu aussi tamit si jeunes yi nga xamante ni ñoo nekk si diaspora bi waaw ñu wax ni état Sénégal yónnee na fi délégation générale à l'entrepreneuriat rapide bi nga xamante ni mooy pour jigéen ñi la ak jeunes yi ndaw ñi mu nekk femme yi jigéen ñi xam di femme ak góor bi nga xamante ni dem nga toll si 18 ans ba 40 ans yaakaar naa ni bu fekkente ni bëgg nga ñu financer la sa projet war nga mën a jege si li nga xamante ni mooy consulat bu Sénégal bu nekk Milan nga laajte foofu information yi bon bu ko defee nag ñu war la mën a financer xool ni ñu lay bu fekkente ni document yi ñu la laaj yëpp réunir nga ko dajale nga ko ba matal ko ñoom dañu xool nu ngay taxawoo ba nga am sa financement bi nga xamante ni pour mën a liggéeyal sa bopp wala nga créer sa benn projet état bi jàppale la si mën nga créer def benn projet boo xamante ni mën na dem si wàllu agriculture wala élevage wala artisanat wala énergie wala économie tourisme wala pêche industrielle et culturelle wala mën nga def projet boo xamante ni day yëngu si wàllu transport et logistique léegi nag ñu ne léegi bunt yi ubbeeku na xam naa information bi dama bëgg ndaw ñi nga xamante ni ñoo nekk fii si diaspora bi si Italie am 18 ans am fukki at juróom ak ñett muy 18 ans ba 40 ans muy góor muy jigéen bu fekkente ne am nga intéressé na la mën nga jubali si consulat bi nga xamante ni mooy Sénégal nga laaj fiche de renseignement bi ñoom danañ la ko jox bu ko defee yow nga mën a ñëw dem jege leen pour ñu mën la taxawu si wàll étude du projet bi aussi yaakaar naa ni ñoom it dinañ ubbi benn cabinet boo xamante ni pour ku bëgg a def projet te xamoo nan nga koy defee ñoom xëy na dinañ la accompagner si mbir moomu kon lépp rek diaspora bi moo leen tax a jóg ak li nga xamante ni mooy créer des projets pour aussi tamit mooy futuru ndaw ñi kon ñuy remercier li nga xamante ni mooy état Sénégal ci délégation générale bi nga xamante ni yabal na ko pour les immigrés fii si Europe bi pour ñu mottali seen yéene yooyu parce que ñun ñi amoon nañu ay projet mais xamuñu woon fan la ñuy jaar pour ñu financer leen ko léegi aussi tamit ñu gëstuwaat rek parce que am na financement boo xamante ni aussi tamit si wàll immigré lay doon nga xamante ni Union européenne aussi tamit dañ koo jagleel ñi nga xamante ni ñooy diaspora pour que si am projet aussi tamit ñu taxawu la kon mbir mi daal mi ngi noonu muy DER bi nga xamante ni mooy délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes bi nga xamante ni 18 ans ba 40 ans ku bëgg ñu financer la si wàllu projet nga def sa étude du projet ba indi ko ñoom danañ la financer si lu toll ni 500 000 ba jëm si 3 000 euros ba 5 000 euros ba 3 000 ba 15 000 euros voilà mi ngi noonu. léegi nag bi si des mooy aussi tamit ñuy xamal rek avocat Ousmane mi ngi fii ñun ñu ngi fii si Bergamo aussi tamit pour taxaw li nga xamante ni mooy jafe-jafe immigration bi si taxaw diaspora bi si li nga xamante ni ñoo nekk fii si Italie si ku bëgg a def li nga xamante ni mooy certificat
de mariage wala nga def bëgg a def nu mu tëti nga bëgg a def regroupement familial indi sa yaay wala sa doom wala say jabar wala ku mu sa membre famille wala aussi tamit am na kayit yoo xamante ne si côté li nga xamante ne mooy wàllu problème boo mën a am aussi tamit ñun am nañ fi avocat yoo xamante ni ñi maa ngi ak ñi ngi may accompagner ñu def benn collaboration ak ñoom lépp lu sénégalais bi soxla wala immigré bi rek ñun boo jaaree si ñun danañ la taxawu si lépp luy sa jafe-jafe waaw ñu wax rek ñu bàyyi xel aussi tamit ñi nga xamante ne ñoo nekk Italie ñu profité aussi tamit dugal si bonus émergence yi dugal si li nga xamante ni moom mooy affaire yu bari léegi nag xam naa ni damay dugg si biir rek après présenter leen docteur Ousmane mu joxaat leen yenn information yi nga xamante ni si immigration pour ñi nga xamante ni ñooy sénégalais nekk fii si diaspora bi ñu déglu li nga xamante ni mooy avocat Ousmane lu mu leen di expliquer si buongiorno avvocato Ousmane, come stai? Bene, bene. Sì, allora per l'immigrazione c'è tanti